kontaan ci teew fii ci télévision Futurs Médias su waxtu bi jotee ci soir d'info ñu ànd rek ni ñu koy defee bu waxtu bi jotee ci télé bi waxtaanee actualité tànn it ay ponk yoo xam ni dañ koy waxtaanee ci penc mi ak ñi nga xam ni jàpp nañ ni seen xam-xam màcc na ci li ñuy waxtaanee di leen nuyu bu baax a baax te leen di jox seen wàccuwaay tey nag di bés bi nga xamante ne ci Sénégal ñu ngi fàttaliku fukki nit ak ñeent yoo xamante ne ñàkk nañ seen bakken fële ca Boffa Bayotte di ab cong bu fa amoon ñu ñàkk seen bakken ñooñee nag dañ doon wax dañ doon dem ngir daggi garab du ñàkk dinañ ci teew si kanam gën a yaatal ak ki nga xamante ne moo di Xavier Diatta bind ab téere jagleel ko loolu nga xamante ne rek mooy mën nañ wax crise bay am fële ca Casamance du ñàkk ñu gën a yaatal ci fànn boobu ñaareelu pàcc bi lay doon gannaaw 20h bi xibaar yi it ci wolof ak rédaction bi ci kanam it dina fi ñëw leneen loo xamante ne ñu koy waxtaanee ci pàcc bu njëkk bi bokk na ci cet gi nga xam ni namm nañ ko ci réew mi président Macky Sall daal di taxaw nag fësal bés boo xamante ne rek ci réew mi dañ koo jàggeel lépp luy set setal ñu def ko gaaw bi weesu du ñàkk it nee na weer bu jot ci benn bés ci weer bi ñu daal di tànn benn boo xamante ne dañuy amal set set yi ci gox yeeg goxaan yi loolee nag buñ ko waxee xel day dem ci ñi nga xamante ne ñoo di concessionnaires yi ndax ñoom it am nañ ci taxawaay bu am solo ñoom moom oto yi nga xamante ne ñooy yëpp mbalit moomee du ñàkk nag ñu daal di yaatal li nga xamante ne junj naa ko yéen ak léegi yeneen i ponk loolu lépp ak Demba Diop Sy nekk njiitu concessionnaire yi ñuy yëngu ci wàllu nettoiement fii ci Dakar ñu koy nuyu bu baax a baax ak kilifa gi dara jàmm si plateau. maa ngi leen di nuyu di leen fay di sant aussi ci invitation bi ngeen ma invité tey pour ñu mën a waxtaan ci affaire cetu Sénégal. jërëjëf ñuy ànd it altine bu jot ak Alaaji Pape Djibril Fall Pape maa ngi lay ziar. amiin yaa rabbi xam naa ne suñu borom daf ma cee nar a boole. di la nuyu bu baax di nuyu kilifa gi ñu bokkal plateau bi di nuyu sénégalais yi ñuy seetaan yëpp rawatina nag dëkk bee mu jógee dee muy waa Njaaréem. alors ñu njëkkee ci la ma doon wax sànq rek mu di samedi bi passé cet-cetal bi nga xam ne nemmeeku nañ ko ci gox yu bëri ci réew mi gis ay kilifa bokk ci nguur gi ak yeneen responsable taxawee ko ci seen gox ngir fexe cet am fa président Macky Sall ñaaxaat nit yi ci comportement yi nga xam ne moom la ñu war a am ci suñu dëkkuwaay loolu bu ngeen ko déggee ndax yéen du da ngeen a bàyyeeku moo tax président jugaat di ñaaxaat nit ñi ci cet boobu nga xamante ne namm na ko ci réew mi. jërëjëf soxna si dama yaakaar ni ñun ci mbalit mi la ñu mës a nekk ci la ñu mës di wax mësuñu tegg suñu tànk it kon président daf ñu ci fekk si loo xam ne nag da ngay bëgg ku la ci wut wàllu nga di ko xaar président Senghor ñëw wàlluwu la président Abdou Diouf ñëw wàlluwu la président Abdoulaye Wade ñëw wàlluwu la bu président Macky Sall ñëwee ne daf lay wàllu si mbalit mi da ngay sant yàlla. li tax ñu war leen wàllu. wàllu bi li tax ñu war ñu wàllu mooy Sénégal dafa war a set cet moo jiitu si ndax cet mooy santé cet mooy wér boo setulee mënoo julli boo setulee feebar yi du jeex si dëkk bi saa yu salte bu weñ boo leen gisee weñ yi mag yi génn rek xam leen dëkk bi dafa salte. am na loo xamante ne nii sama goxu pap bu keneen ak keneen ci kër gi ak feneen fu mu mënta doon di nga romb ci mbedd bu ñu jalul ay grava di nga gis oto bu yàq bu ñu gaare wala nga gis ay dépôt sauvage ci mbedd bi loolu saa su nekk ñu koy romb te pourtant xam nañ ne fii du place am loolu nan ngeen ko mën a déggee bu fekkee ne gis nañu ay oto ñu ngi wërit di tonni mbale bi lu waral loolu malgré liggéey bi ngeen def sentiruñ ko sur le terrain. li tax doo leen ko sentir mooy dëkk day am mobilier urbain c'est-à-dire dëkk day am fu ñuy def mbalit munoo di wax tout le temps ne nit ñi bale leen bu leen sànni mbalit bu leen def dara te amuñu poubelle. loolu aussi dafa am rôle boo xam ni moom la maire yi war a jouer parce que compétence transférée la maire yi ñoo ko waroon a def seen télé moo tax état di ko def ndax bu njëkk ba communauté urbaine moo ko daan def. waaw communauté urbaine bàyyi Kadakar di ko def mais yooyu yëpp maire yi ñooy fayeeku taxe sur les ordures ménagères état fayeeku ko kon am na loo xamee ni que ñoom ñoo ko waroon def état avant que état di ñëw état transport la jël moom lay def c'est-à-dire mbalit mi nekk na fi naa fexe ba mbalit mi jóge fi dem transport boobu la état di fay ak ñuy bale ci mbedd mi. d'accord mais mobilier urbain bi nga xamee ni que ci la ñu war def mbalit mi loolu maire yi ñoo ko waroon def
parce que ñoom it ñi ngi jot xaalis boo xam ne taxe sur les ordures ménagères la deuxièmement compétence la boo xam ne ñoom ñoo ko waroon def amuñu doole bi état di leen jàppale. maire yi bàyyeeku. donc maire yi ñoo deful seen liggéey. oui Pape ci gàttal. ñaari mbir ñoo ci am mën nañoo bañ a def seen liggéey mais mën nañoo am tamit difficulté financière bi nga xamante ni dina tax duñu mën a jël en charge loolu. xam nga da nga wax ne état dafay ñëw pour dimbale ñu. xam nga initié woon nañ fi ay jamono set setal. dafa mel ni aussi dañoo soppi tur wi. anglicisé ko tudde ko clean up challenge wala cleaning day. waaw nga xamante ni dafa concept bi daanaka dañ ko yeesalaat. mu amaat ci façon bi nga xamante ni moom la amee nii. boo nee dañ leen di wàllu si. ndax dañ leen war a wàllu si. ci jël benn bés. ngir setal wala ndax dañ leen war a wàllu si du point de vue institutionnel maanaam ay yoon. yoo xamante ni yoon loi moom lay tënk. wala ndax dañ leen a war a si du point de vue logistique wala du point de vue ressources humaines. wàllu bi de façon concrète ci lan la war a. de façon concrète wàllu bi d'abord mooy que état accepté ni dafa war a jël mbalit mi en charge. c'est-à-dire. xam nga politique gu état. mooy déterminer dëkk. tey dans la politique de l'état démembrement yi seen bopp kenn ku ci nekk la ngay war a def moom moo la ko war a wax. UCG lan mooy liggéeyam. UCG liggéey moom mooy coordonner gérer mbalit mi pour que mbalit mi bañ a rester dans la rue. UCG c'est l'État. c'est l'État mais loolu état la moo tax état moo koy def à la place de l'UCG. maintenant les communes dañu am aussi ñoom aussi seen rôle bu ñu war a jouer. commune bi nga xam ne commune yëpp li ñu war a jouer ci seen rôle mooy ñoom aussi dañu war a nettoyer comme ni état war a nettoyer. léegi comme UCG mi ngi def seen liggéey donc ñoom am na leneen lu ñu war a mun a def lu dul toog di xaar. li ma bëgg a laaj léegi li nga wax léegi da nga ne est-ce que dañu war a aider financièrement. waaw dimbali ci ndax yoon yi la institutionnellement d'abord. waaw c'est-à-dire institutionnellement dañu war a d'abord dañ ko war a teg ci base. deuxièmement def ay lois yoo xam ni dina andi réglementation ci mbalit mi te fekk loolu la président Macky Sall def c'est-à-dire amul woon réglementation léegi ñu ngi wax naan boo jalee fii mbalit dañ lay jàpp ñu ngi créer ay corps yoo xam ni ëllëg dañuy superviser mbalit mi. ay brigade ak yooyu. bu njëkk ba service d'hygiène moo ko daan def. service d'hygiène amatu ko mënatu ko amuñu capacité bi donc bu créer brigade rek ça veut dire que ni que mooy brigade de surveillance la. ci nit di war def dara war koo def. boo déggee ma ne maire yi aussi da ngay gis benn commune nga nekk si dans benn commune ci biir commune ba mu daj foo tourner amuloo fenn foo sànni mbalit boo bëggee tuur ndox amuloo foo tuur ndox Ndakaaru ba mu daj amul fenn foo leen gis toilette publique. bu njëkk ba même bu fekkee amul toilette publique ambulance gars yi dañ daan tabax ay toilette publique amul benn quartier bu amul woon toilette publique bu njëkk ba. toilette publique bu njëkk ba muy Plateau muy Médina muy fépp dafa amul ay toilette publique nga xam ne que dafa lay wóor ni que bu amee sax tamit da nga ñëw loolu maire rek a daan def mais maire yi defuñu ko te topp ñu si parce que maire yi waroon nañu am xalaatu ne ñun kat war nañ def dara au moins nañ fexe ba kër gu nekk mu am benn bagu poubelle au moins que la ñu mën a jàngal nit yi naka la ñu war a mën a gérer seen mbay. léegi li ngay wax ni ay yéene la yu xaw a mais kii lu mu wax dafa am solo Pape. aspect financier bi tam foog ñu bàyyi ko xel mairie yi est-ce que am nañu moyens yooyu. non foofu laa jëm si man adjoint maire la pendant 15 ans xaw ma 16 ans. ban mairie mairie Plateau. ak mairie yi nekk Dakar. mun naa wax ni que jamonoy Ahmed Diène Léna Fall Diagne ainsi de suite mairie yu bari seen assiette foncière man maa ko defar. donc lu may wax dama ko xam te benn maire du ma weddi. non mais mbir mi aussi du Dakar ak Sénégal yëpp la. non Sénégal mais tamit kenn ku ci nekk ak sa doole. waaw parce que tamit mairie Plateau mënoo ko tëkkale ak mairie Fass mënoo ko tëkkale ak beneen mairie. mairie bu nekk ak li mu am. mais mairie bu nekk aussi am na ci loo xam ne war nga ko mën defar sa bopp. poubelle moo gën a yomb si nit mën def benn poubelle bu ngi jar 4000 francs wala 5000 francs. mooy poubelle publique yi daal. non poubelle u kër pas public. laaj ñu leen sax poubelle publique parce que boo leen laajee parce que système collecte bi système de collecte de porte à porte la c'est-à-dire téye leen seen mbalit seen kër bu oto bi jombee ngeen génne ko ñu sotti ko loolu mooy collecte de porte à porte parce que bu njëkk ba dafa amoon ay caisse ay bac à ordures dañu daan def ay bac teg ko si mbedd mi ñu gis ni que bac yi day indi ay dépôt d'ordure bu ñu ko tegee si mbedd bi nit ñi dañ ñëw sotti n'importe comment kenn ku nekk da nga ñëw fekk benn bac bu fees sax nga sotti ci suuf dem ne man du ma delloo sama mbalit sama kër loolu lañ doon bañ. léegi man dama lay laaj benn laaj pour préciser li may wax. xam nga yéen da ngeen yàgg ci wàllu mbalit bi. tey jii booba ba tey ñu gis ne président Macky Sall keroog bi muy def bi ñu ko réélire bi muy def prestation bokk na ci lim gën a wax mooy Sénégal Dakar ak Sénégal. foog ñu fexe mu set.
ñu bari tey jii sax seen xel dafay dem ci Kigali bu ñu waxee. ci wàllu comparaison dëkk bu set ak yooyu. tey jii yéen ñi nga xamante ni ay am ngeen expérience ci domaine bi. en termes de recommandation. est-ce que bi ñuy suuxat xalaat bi. bëgg ko ndax ci wàllu xalaat sottante xalaat yéen ak ñi nga xamante ne ñooy pouvoir public yi ndax yéen ay privé ngeen ndax am ngeen benn intelligence sociale entre guillemets boo xamante ni tëral ngeen ko ci wàllu doxalin ngeen ñu mën a régler définitivement ce problème ak lan moo ci seen niveau de responsabilité. xam nga loolu président mi ngi koy doog a lancé bi ñu ko lancé léegi matul 1 an ça fait ay 5 mois 6 mois c'était depuis le mois d'avril. waxtaan amagul waxtaan boo xam ne que concessionnaires yi nga xam ne ñoo nekk ci mbel bi avec l'ensemble des acteurs toog nañu ne ñu waxtaan ci ñu xam ne que kenn ku nekk da nga génne sa xalaat loolu defaguñ ko. d'accord loolu moo tax actuellement kenn ku ci nekk da ngay dem ak sa xalaat ak sa xel mais ñun ñi ci ëpp expérience ñun xam nañ ne que mbalit 3 étapes la bi njëkk bi mooy da ngay am foo koy def d'abord. deuxièmement nga am foo koy yóbbu. troisièmement nga am fi nga koy tuuri ji ak fi nga koy traité. mu njëkkee ci logistique bi. parce léegi que am nag na oto yoo xamante tamit léegi yéeme na loolu foofu laa jëm si xam nga yaa ngi jëm ci logistique bi. mbalit ñi nekk si mbalit ñi actuellement l'ensemble des concessionnaires yi si nekk ñëpp ay privé la ñu xam ni kenn ku ci nekk yaa wuti sa yëf ñëw taxaw pour def mbalit du état moo la dimbali du kenn moo la dimbali. tu l'as fait de toi-même investissement propre la. donc amul benn investissement boo xam ne que wala am nañ benn aide boo xam ne defal nañ la ko pour que au moins dans ce secteur là ñu am benn aide c'est le seul secteur bu amul benn aide donc loolu moom mooy premier point bi. tegg luñu leen ay impôts yooyu. non amul teggi impôt xel xalaat boo yéexee sax ñu si sa oto. parce que loolu noonu lay demee. loolu moom mooy benn. bi ci des mooy boo déggee may wax mobilier urbain tout le temps munoo jël mbalit te amuloo mobilier urbain gis nga nit ñi. koo ci gis këram kii day wut benn carton def ko si kii wut saaku def kii wut plastique def kii wut leen a def donc kenn ku ci nekk ak moyen ba nga am instant boobu ngay defee léegi boo bëggee discipliner nit yi yow yaay jëkk discipliner sa bopp dañoo naan boo bëggee yar nit ñi da nga leen di gën a yaru donc boo fu ko nekk léegi fexe nañu ba maire yi génnee ay bac maire bu nekk ne sama commune dinaa fa def ay bac bu dee chaque année nga ne dinaa équiper 1000 maisons chaque année rek laa wax. ça fait 4 millions benn maire du ne amu ko. est-ce que duñu njëkkee suñu rapport ak suñu environnement c'est-à-dire nit ki mais même soo ko joxee foofu la rapport bi ñëw foofu la rapport bi ñëwee soo ko joxee bac bi te tàggatuñ ko moom it ci ni mu war a mais foofu lañ jëm si parce que nit ki mënoo ko jox bac te doo ko tàggat parce que dana xam ne que bac bi nga def du pour def ndox du pour def ceeb du pour def yëre bu tilim waaw yooyu dañ koy wax nit yi ñoom aussi Pape dañ koy def jël bac yi def ci ndox waaw mais yooyu dañ koy wax nit yi xam nga parce que nit yi aussi boo leen joxee rek bàyyi kenn ku ci nekk day seet li nga xam ne moo ko arrangé rek mu def ko si or que loolu tax ko woon a jug xam nga tey ji bu fekkee da nga ko def ñu bàyyi sambal sa buntu kër parce que dañ jox nit ñi bac ci bii ligne yow nga génnee carton te ngay amoon bac ñu xam ne sa bac na ci def ndox ñu bàyyi sambal sa buntu kër bu subaa di nga génnee sa bac. mais nag gis nga loolu je pense que Aram gis nga amul dëkk bu régler question yi te sanction amul waaw te sanction amul c'est-à-dire que brigade boobu tey lenn mooy mën a nekk parce que service d'hygiène ñëpp xam nañ ne am na solo mais ñëpp constaté seen impuissance waaw seen impuissance totale donc muy am problème mu moyen la ñu am problème mu ressources humaines ndax bu ñuy tëgg brigade boobu dañuy inspiré wu ci beneen réew wala ndax dañuy jël service d'hygiène ñu dooleel leen ba pare jox leen ay pouvoir police parce que tamit sunu collectivité locale yi problème bi ñu gën a am mooy tey jii ci sa collectivité locale boo la gisee lu la naqari amoo droit agir police nga mën a woo wala soit bu fekkee ne police moo ko war a def donc je pense que aussi les autres aussi ont réfléchi sur des polices municipales yoo xamante ni dinañ mën a régler loolu ici et maintenant est-ce que loolu aussi du difficulté parce que li ñuy xaar ci yéen surtout ku mel ni yow Diop si nga xamante ni yàgg nañ la gis ci problématique bu mel nii ba pare ngay jiite concessionnaire yi mooy un document blanc boo xamante ni itam di ngeen ko yóbbaale en termes de recommandation invité mais loolu ñun am nañu invité l'autorité c'est-à-dire ñun am nañu waaw un document boo xam ne c'est déjà ficelé waaw depuis longtemps depuis plus de 5 ans 6 ans léegi lu autorité bi dégluwu leen non c'est-à-dire 5 ans 6 ans ñun dañu yaakaar ni woon ba léegi autorité bi jotagul document bi nga xam ne moom lañ def te on l'a mis partout. da ngeen ko yónnee. on l'a envoyé partout mais c'est-à-dire bu moom mun nga ko yónnee te fekk du ko jot ça arrive très souvent. parce que man ci système bi laa ak mbalit ni mu amee solo tamit non man ci mbalit ni mu amee solo man tamit ci waaw moo la dama ne moo tax man la le fait que ñu jóg ko jël léegi en charge. waaw léegi la nit ñi doo gis am solo bi. mais bu njëkk ba da nga yónnee problème ba la ñuy wax non ñii ñu ngi leen jox xaalis ñu ngi jël suñu xaalis di ko lekk ah c'est terminé loolu la nit ñi di wax.
dama leen di wax ne que fooy dawal 400 oto 400 camions wala 500 camions par jour di génnee 2500 tonnes d'ordures wala 2000 tonnes d'ordures bu ñu nee dañ la fay 10 000 ñu ne fay nañ la ça veut dire que fay ñu la parce que essence bi ci boppam rek boo ko calculer ci oto yi rek lekk na xaalis. kon daal yow fi mu ne nii Aram kii je pense que ne bala ñuy mën a wax dara ñoom parce que réunion bi ay partis yu bari ñoo ciy bokk. ñoom ci lañ bokk service d'hygiène ci lañ bokk brigade boobu ñuy xalaat ci lañ dëkk. Abdou Karim Fofana tey il a beaucoup de volonté. mais je pense que li jiitu mooy ñi nga xamante ni ñoo nekk les acteurs traditionnels. dans ce secteur là fokk nga boole leen. ñëpp daje pour wax ci xalaat bi pour. mais loolu aussi li ngay wax ni. UCG defaroon na déjà benn document. bu ñu tuddee PNDG. programme national sur la collecte. C'est déjà fait am nañu programme xam ni ça explique tout ce qu'on doit faire dans les ordures ça existe application moo des application bi mooy li ma wax ni léegi am na ci loo xam ne il faut mu jaar assemblée nationale. ñu def ko mu nekk ay loi ñu voté ko pour au moins nit ñi xam ni que lii dañ leen ko war a tere waruñu ko def wala lee war nañu ko def ainsi de suite c'est comme ça parce que sénégalais moo neexul a discipliné. entre temps nan ngeen nar a accompagner initiative bi nii pour au moins sur le terrain mu nekk une réalité parce que bu fekkee loi bi rek la ñuy xaar moom ñun ñu ngi xaar code de la presse bu bees ba léegi pour appliquer ko te ñëwagul. décret d'application yaa ngi koy xaar. ñu ngi koy xaar waaw ñun xam nga ñun xaaruñu parce que bi président ne day lancer rek ñun dañ ñëw ak suñu idée won ko ne que bu fekkee da ngay lancer il faut que ñu am ay poubelles moo tax on a acheté 1000 poubelles déjà ne ko am nañ ñun suñu xaalis bopp dañ jënd 1000 poubelles. d'accord ne pour mu xam ni que poubelle c'est une priorité. c'est le mobilier urbain maintenant mobilier urbain kan moo ko war a jënd transporteurs yi la wala maire yi wala kan moo ko war a jënd. léegi man am naa beneen question. d'habitude gis nañ aussi le je parle du patronat international. le secteur privé international. xam nga fi ne bu ñu déggee ne mbalit mi moo ngi fi rek ñu ñëw. ndax ñoom opportunité d'affaires la ñuy wër ay opportunistes lañ. dans le bon sens. léegi bu fekkee ne tey jii ñoom ñëw nañ. wala président jëli na leen. parce que man daf may jaaxal ba tey waxtaan bi amagul. su fekkee ne ñooñu yéen a ngi xalaat ne ñooñu mën nañ leen ko dénk. wala ndax ñooñu bu ñu ñëwoon tey jii dina am benn formule. boo xam dinañ ko trouver pour mën leen a liggéeyloo yéen. non ñun dañu doon nangoo di sax kenn ñu liggéeyloo. ah bon ñun du ñu nekk suñu dëgg ba pare di fi nekk surga suñu xel xalaatu ko pour jël mbalit ñoo investir suñu xaalis. ngeen nekk ay sous-traitant. nekk ay sous-traitant xel xalaatu ko bi fi xaw ñun ku fi ñëw. état indi la fi. te d'accord dañ lay combattre. waaw du wax dëgg rek moo si nekk. mais bala ñu egg foofu. dañ lay combattre xam nga la moo tax ñu lay combattre xam nga la moo tax c'est-à-dire ñun dañu am plan dañu ne bu fekkee ne que lu ñu mënul la nga indi ku ko mën amul problème ñun li ñu bañ mooy li ñu mën nga ne noonu la ko def parce que doo gis benn tubaab bu la dawalaat oto mbalit doo gis benn tubaab bu la baleel mbedd. dañuy ñëw di leen liggéey doo gis beneen tubaab boo xam ni dafay lay. ci administration donc kon nag kon mënuñu xalaat ne que war nañu jëli ay étranger ñu ñëw war ñu jiite loolu bu ñu ko jiitee boobaa ñun ñoo deful kon suñu warugar. alors l'histoire a démontré aussi que tenté nañ fi ak secteur privé international. on a tenté avec Ama. ça n'a pas passé. on l'a tenté avec Veolia ça n'a pas passé. parce que yéen a leen combattre. mais xam nga lu tax. parce que bu fekkee moom day ñëw. nga fay ko 50 000 francs ne Sénégalais bi 10 000 francs laa lay fay. du dem mais est-ce que qualité service bi qualité service bi mënut a changer parce que sénégalais bi rek a koy bale keneen bale wu ko. ah ñu ñëw c'est le seul sénégalais qui bale. mais Adam fii beneen question subsidiaire bi mooy. ndax tamit problème bi du ci loo xamante ni yéen aussi dañ leen koy def souvent reproche mooy est-ce que seen ressources humaines yi ngeen am yéen a ngi leen di sàmmonteeg ak yi nga xamante ni ñoom la ñu maanaam ñi leen di balee. ñiy bale. mais xoolal est-ce que kële bu ñëwee du fay lu ëpp solo. mu amul bu amoon kon ñun mu am na amul benn société bu fi ñëw si ñoom fay 1000 francs de plus. que lañu doon fay agent yi. musul am même chose sur le terrain. même chose sur le terrain. rédaction bi dañ ci def suba liggéey. rédaction bi li may wax donc day am loo xamee ni que ñun Sénégal yi fi nekk. mën nañ ko. Sénégalais du mën dara nga ne naa wuti keneen ko ko def. d'accord am na beneen aspect boo xamante ne am na solo yaa ngi wax roñ mbalit bi ak poubelle yeeg yëpp seen mais mbëbës rek a fi nekk. te mbëbës moomee. samedi sax bi ñuy organiser journée bi di lii am na plateforme bu jóg mbëbës doy na sëkk. daal dina woon day bloqué camion yi nga xam ne bu ñu ñëwee bëgg fa déverser ba gis nañ taxawaay bi ci police am ngir loolu antu mais tey mbëbës moomu problématique boobu lan nga yaakaar ni moo war a nekk tey solution pour ñu defaraat ko. normalement dañu war a modernisation restructuration wala fermeture. normalement dañu war a dem vers la valorisation des déchets. recyclage. def recyclage. ut ay centre de tri. mais loolu mënoo ko am mbëbës yaatu na de. waaw dafa nag xam nga mbëbës da nga koy bàyyi sur place parce que booy def da nga obligé nga wut feneen.
il y avait le centre d'enfouissement technique bi ñu waroon def jas yaakaar naa. waaw waroon am na bu ñu waroon def jas mais boobu aussi. boobu population yi ñëw. boobu c'était pas bon aussi parce que c'était en face de l'aéroport. ci piste bi la ne woon on l'avait toujours combattu bi ko gars yi tubaab yi ne dañ ko fi def ñun ñoo leen njëkk ne baaxul malgré kenn dégluwuñu dañ leen waxoon baaxul. fan ngeen gis léegi. am na du jeex parce que xam nga l'ensemble les anciennes carrières du am infiltration il y a tellement d'anciennes carrières au niveau de autour de Dakar que fu ñu ci neex mën nañ fa dem def ko décharge boo xam ne ni du am infiltration parce que décharge fi nga koy def bu mu am infiltration pour que mbalit mi àgg ci ndox mi et c'est le cas de Mbeubeuss. ci nappe bi waaw. dafay àgg si nappe bi. mais si population la nappe n'est pas perméable du métti. mais si la nappe est perméable day indi yeneen épidémie day indi ay feebar yoo xam ne ni ci ndox yeeg yëpp parce que xale yi mënoo leen téye ainsi de suite donc loolu c'est quelque chose de primordial. mais mun nañ ko am parce que y a des sites qui existent déjà. et transformation déchets parce que bañ koy wax ba léegi ñu nit capacité bi ndax mu ngi fi. non ak mën ko def parce que boobu ba léegi. même xam nga fi y a des ingénieurs polytechniciens c'est-à-dire. Sénégal yi xam-xamu mbalit. am na ay pays africains yoo xam ne fii lañ ko jëlee Sénégal dem di appliquer seen dëkk. ah bon maa la wax li ñoom dañuy ñëw fii Sénégal yi formé leen won leen ñoom ñu def appliquer les consultants sénégalais yi daan def affaire mbalit ay ñoom Cissé ñoom Issa Seck ñoom ainsi de suite dans presque l'ensemble de l'Afrique ñi am seen système yëpp ñoom ñoo leen ko defal te tous c'est des Sénégalais. xam nga loolu buñ la ko waxee nii à la télévision da nga naan c'est pas possible. mënuñu am ay ingénieurs wala ay kàng yoo xam ni loolu rek nañu aay ba pare te bokkuñu si. ba pare non seulement waxuñu ci mais da nga naan Sénégal coowal mbalit daanaka régime bu ñëw. da nga koy confrontation bi day am dëgg. waaw mais confrontation yooyu bokkul ak système bi ci boppam. parce que maintenant système bi la ñu war defaraat. système bi ak comportement nit ñi la ñu war defaraat communication communiquer nit ñi wan leen lan la ñu war def wan leen fan lañ ko war a defee tey jii da nga dox ci poto lampe yi nekk ci Ndakaaru ba mu daj amul benn poto lampe boo xam ne wékk nga fa sax benn pot boo xam ne ni bu nit yoree benn kayitu am na fu mu ko sànni. mais c'est la sanction. moom laa wax ni c'est-à-dire même nit ki balaa nga ko sanctionné aussi. da nga koy tegal li tax nga di ko sanctionné. bien sûr mais dafa loo ko cadre bi nit ki amul fu mu def mbalit mi jënd na shawarma mi nga kayitam amul fu mu ko def. waaw di nga dox ba sonn doo gis. di nga dox ba sonn amuloo foo ko sànni. léegi nu muy def. da ngay def ci poosam amuñu boobu culture. bu doon chinois la wala japonais mu def ko ci saagam téye ko ba dem ba këram doo ko sànni. moi je pense que ni problème bi arab. est-ce que duñu associer école yi. oui daara yi sensibilisation wala sëriñ si. loolu parce que am na si sensibilisation ñoo la xamante ne nii xëy na foofu na bu ñu fa commencé on forme de nouveaux xam nga types de sensibilisation ak Sénégal. répression. ñoom ñaar ñu ànd. information d'abord. waaw mais dañuy informer nit ñi ba pare. mais loolu aussi ci ay cadre loi lañ koy def. c'est ça loi la. loi yi il faut aussi mu jaar assemblée ñu voté ko ñëpp xamandoo ko parce que dañu ne nul n'est censé ignorer la loi. dafa mel ni quelque part li nga wax ni yëpp xam ngeen ko xam nañ fii métti mais solution yi chaque fois dañuy proposer te duñu appliquer est-ce que du ni système bi tëddee nii moo leen arrangé parce que nag day générer xaalis mbalit mi day générer xaalis ban xaalis lay génnee moom laa lay wax nii léegi xam nga léegi jox naa la benn exemple bu yomb nee naa la 2500 da ngay laajte la tonne kilométrique ñu jox la ko nga calculer ko pour 500 camions par jour doo am balaa année bi jeex di nga dépenser 19 milliards te Sénégal 10 milliards lay def wala 12 milliards. Diop si du ngeen investir à perte la. non duñu mais attends. il gagne. dañuy perte aussi attention bu la yaakaar dañuy gagner tout le temps amul kenn kuy liggéey si mbalit mi te amuloo beneen liggéey boo ko defee da ngay daanu. d'accord ñi nekk si biir mbalit mi ñëpp du lu mbalit rek la ñuy liggéey ku ci liggéey mbalit rek dem nga sil xafaar. jërëjëf alors ñu dem seetaan publicité si kanam ñu dellu soit si moom.